ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ni yéenay suivre chaîne bi di xalaat ñu amaan mbégte di leen dalalaat ci seen nouvelle vidéo bi ñu jagleel présentation wu candidat yi décidé présenté wu ci élection présidentielle yu 2019 yi fii ci Sénégal. tey nag ñuy waxtaanee Khalifa Sall di député à l'Assemblée nationale nekkoon it maire bu Dakar fësal candidature am ci élection présidentielle yi ñu jëm. Khalifa Ababacar Sall mi ngi juddu le 1er janvier 1956 fële nga xamante ni mooy Louga Njàmbur. Khalifa Sall nag dafa am benn histoire boo xamante ni ñu bëri xamuñu ko woon nag ci moom concerné li nga xam ne ni mooy juddoom. papaam mi ngi nekkoon lii di commerçant ci wàllum gestion financière yaayam di jaay kodu cere ci histoire 1956 nag yemook juddu ki nga xamante ni mooy Khalifa Ababacar Sall ay waajuram dañu quitté woon seen village boobu nga xam ne mooy Ganguet ngir ñëw fi nga xamante ni mooy Dakar ci tukki boobu nag ñu am ñaari fan fa la nga xam ne ni mooy Louga ci diggante ñaari fan yooyu la Khalifa Sall juddu loolu moo tax Khalifa Sall juddoo fi nga xamante ni mooy Louga loolu benn histoire bu ndaw la bu am solo boo xamante ni dañ ko bëggoon mentionné ci li nga xamante ni mooy ndaw Khalifa Sall ak li sabab li nga xamante ni mooy juddoom ci capitalu Njàmbur. Khalifa Sall juddoo Louga waaye mi ngi màggee fi nga xamante ni nii mooy Dakar ci quartier bi di Grand Yoff foofu la defee primaire ci école primaire bi ñuy dippee Mor Fall. après Khalifa Sall yeggale njàngam ci lycée Blaise Diagne foofu la amee baccalauréat ci année 70 yi laata muy dem fi nga xamante ni mooy université bu Dakar jamono gi muy dugg université nag fekkoon na politique am doole bu baax ci li nga xamante ni mooy biir université ci noonu Khalifa Sall mi ngi inscrit woon ci faculté des lettres département histoire ak géographie mu am tamit benn petite histoire parce que Khalifa Sall jamono gi mu nekk université la am soxna mu teel a nekk aussi responsable ci wàllu dundam loolu taxoon mu loger pavillon des étudiants mariés fi nga xamante ni mooy PM6 nekkoon ci chambre 16 ak soxnaam si ñuy dippee Mariam Fall. ci université bu Dakar nag Khalifa Sall am fa maîtrise d'histoire en 1983 am na tamit maîtrise en droit constitutionnel en 1987 waaye nag ci période bi muy jàng rawatina entre 1981 ak 1982 Khalifa Sall jàngale na ci benn collège en tant que professeur histoire ak géographie. lu jëm nag ci wàllu politique mun nañ ne Khalifa Sall dafa teel a dugg ci politique mi ngi ci dugg en mai 1968 te jamono jooju mi ngi amoon fukki at ak ñaar. li waral nag duggam ci politique mooy jamono jooju muy 68 dafa tombé woon nag manifestation yu bëri am fi moo xam ci ouvrier yi rawatina étudiants yi ak li nga xamante ni ñooy lycéens yi mu amoon ay manifestation yu bëri yu amoon fi nga xam ne ni mooy Dakar ci noonee la Khalifa Sall bokk ci Union progressiste sénégalaise muy UPS jamono jooju UPS moo nekkoon parti socialiste bu njëkk UPS la tuddoon muy Union progressiste sénégalaise Khalifa Sall bokk ci parti boobu parti bi nag ñu réformé ko en 1982 looloo taxoon sax ñu créé benn bureau national jagleel ko ñi nga xamante ni mooy ndaw socialiste yi au lieu que mu nekk directoire national day am benn bureau national boo xamante ne ni jeunes socialistes yi lañ ko jagleel gannaaw réforme bi nag Khalifa Sall am chance jiite bureau national ndaw parti socialiste yi remplacé Amadou Siré Diallo bi nga xamante ni nii bi ñu réformé li nga xamante ni mooy parti bi âge maytu ko mu wéy di jiite bureau boobu noonu. Khalifa Sall nag ñu nommé ko en 1983 fële nga xamante ne nii mooy Kolda mu nekk nag ci bureau national bi ëmb ndaw socialiste yi ba 1996 diir bi mu jiitee ndaw socialiste yi nekk ci Sénégal mu mëne woon aussi benn combat pour indépendance su ñi nga xamante ni mooy jeunes yi nekk ci parti bi rawatina ci bureau politique parti socialiste jamono yi itam mi ngi nekkoon ci membre comité central bu parti socialiste ci xeex boobu noonu ñu def ko secrétaire général 3e coordination bu Dakar ak union régionale des jeunes socialistes du Cap-Vert. avant 1996 aussi muy janvier 1995 Khalifa Sall nommé nañ ko ministre délégué auprès du premier ministre en 96 tamit mu nekk secrétaire national à l'élection du parti socialiste ba ñu demee ba 2007 nag mu nekk secrétaire national à la vie politique maanaam parcours politique bi yëpp daf ci def ay jéego yoo xamante ne nii permettre na ko mu yegg ci yenn responsabilités yu kawe.
ci responsabilité yu kawe yooyu ñu mën ci lim Khalifa Sall nekk na député en 1983 jamono jooju mi ngi amoon ñaar fukki at ak juróom-ñeent maanaam 29 ans bokk ci député yi gën a nekk xale ci li nga xamante ni nii mooy assemblée nationale de 1984 maanaam un an après bi mu nekkee député jàpp 2001 moo nekkoon adjoint maire bu Dakar Mamadou Diop. jamono gi mu nekkee aussi député dugg na ci gouvernement bi en tant que ministre délégué ci wetu premier ministre chargé des relations avec les assemblées mu nekk ci poste boobu ba 1998 après loolu nag mu nekk en 1998 ministre du commerce et de l'artisanat ci dernier gouvernement bi nga xamante ne nii moom la Abdou Diouf mettroon en place te ki nga jiite woon di Mamadou Lamine Loum. ba tey ci wàllu parcours politique kii Khalifa Sall moom moo nekk premier maire commune d'arrondissement bu Grand Yoff li ko dalee 1996 ba 2002 après alternance aussi en mars 2000 delluwaat na assemblée nationale en tant que député en mai 2001 2007 la mandat am jeex gannaaw élection législative yi nga xamante ni opposition bi dafa boycotté woon donc amul woon possibilité nekkaat député après loolu nekk na maire bu Dakar ay at yu bëri laata ñu koy jëlee ci bopp mairie bi ak problème yi mu am ci wàllum justice dinañ ci ñëw ci kanam ak ay leeral. bu weesoo aussi ci wàllu Sénégal Khalifa Sall am na taxawaay bu am solo ci wàllu bitim réew nekkoon na consultant fële nga xam ni mooy banque mondiale ak système bi di Nations Unies Khalifa Sall tamit day def wàllum consultance jëm ci li nga xamante ni mooy wàllum élection ak yokku xam-xam ñi nga xam ne dañuy liggéey ci assemblée nationale loolu sax taxoon mu nekk membre actif dialogue intercongolais ci biir Afrique tamit muy représenter réseau parlementaire banque mondiale ak association des parlementaires européens pour l'Afrique mu ci daan def tamit liggéey bu am solo Khalifa Sall tamit bokk na ci ay mission d'observation yu bëri yi nga xamante ni Union africaine da koy def ci élection yi ñuy amal fii ci Afrique bi ci mujj rek mooy élection yi amoon Mauritanie ci présidentielle yu août 2009 yi mu demoon fa def mission d'observation ngir Union africaine toujours ci taxawaayam ci bitim réew Khalifa Sall nekk secrétaire général AMF muy association internationale des maires francophones maanaam association bi ëmb maires yi nga xamante ni dañuy làkk français nekk tamit président CGLUA di cité et gouvernement locaux unis d'Afrique ba tey ci taxawaayam bu am solo ci wàllu bitim réew Khalifa Sall ñu def ko citoyen d'honneur de la ville de Montréal. mu nekk nit koo xamante ni ku bëri qualité la te yaakaar naa ni wane na ko bi mu nekkee maire bu Dakar et population dakaroise yi lu ci ëpp bokk rafetlu nañ taxawaay bi nga xamante ne ni amoon na ko bi mu nekkee maire réalisé na lu bëri fi nga xamante ne nii mooy Dakar te bokk na ci ñi tax Dakar changé xar kanam moo xam ci wàllum social moo xam ci wàllu assainissement mu doon dimbale ñu bëri moo xam ci wàllu wér-gi-yaram ci wàllum don alimentaire waaye tamit di gunge ay élèves ak étudiants yu nekk fii Dakar ci seen wàllum jàng. ñu ñëw nag ci li nga xamante ne nii mooy critiques yi tey mënuñu wax ci Khalifa Sall te waxuñ jafe-jafe yi nga xamante ni am na ko ci wàllu yoon liñ ko mën a wax rek mooy mënuñu nga ne da nga bëgg a jiite réew et ñu lay tudd ci wàllum luubal wala wàllum loo xamante ne nii sàccum xaalis la. tey ñëpp nangu nañ ni procès Khalifa Sall procès politique la loolu kenn dootu ko naatable parce que am na ñeneen ñoo xamante ni sàcc nañ fi xaalis ci jamonoy Ablaye Wade ak nguur gi fi nekk jamono ji waaye procureur woowu leen pour que ñu rendre ay compte wane alal gi naka lañ ko amee parce que Khalifa Sall adversaire politique la loolu kenn weddiwu ko et il fallait que ñu liquider ko pour mën a yombal ñoom seen falu en plus amoon na ay intérêt wu parti socialiste yi nga xamante ni dañ ko menacé ak candidature Khalifa Sall maanaam arrangé wul ñu bëri ku ci mel ni Ousmane Tanor Dieng ak Aminata Mbengue Ndiaye yi nga xam ne jamono gi ci wàllum nguuru la ñu toll donc looloo taxu ñu liquider ko parce que Khalifa Sall mi ngi tàmbalee am ay problème depuis bi nga xamante ni dafa ne day présenté wu ci élection présidentielle yu 2019 yi waaye nag nit ki même bu fekkee ni dañ lay wut pour sàkkal la pexe yow da nga war a def tout ba kenn du am lu la toppee Macky Sall tey am na ñu ne ci opposition bi ñu ci bëri tey bu sañoon tëj leen ci kaso bi waaye amul dara lu mu leen mën a toppee malheureusement nag Khalifa Sall loolu du kaam lu tax parce que ci rapport IGE bi muy inspection générale d'État Khalifa Sall dafa utiliser ay papiers yoo xamante ne nii daf ko def ci turu benn entreprise fictive maanaam entreprise boo xamante nii amul entreprise bi ñu ngi ko tuddee Tabar benn GIE la
mais entreprise bi ci kayit la mais entreprise bi existé wul maanaam amul te loolu rapport yi ñoo ko fësal te dëgg la. ci noonu Khalifa Sall ak ay ñoñom dañ doon créer ay faux documents maanaam ay documents comptables yu baaxul pour mën a justifier xaalis bi nga xamante ni moom lañ doon jël maanaam ci documents yi dañ doon def ni dañoo jënd ceeb ak li nga xamante ni mooy dugub ci turu entreprise bi ñu ne créé nañ ko mais jënduñu ko woon en réalité dañ ko doon bind noonu ci kayit yi pour mën ko justifier ci wàllum comptabilité mais xaalis bi li ko taxoon jóg mooy utiliser ko ci yeneen affaire facture yi nag toll ci 110 maanaam téeméer ak fukki facture yoo xamante ni dañ ko créé te Khalifa Sall ak avocat yi ñoom reconnaître nañ que ni defar nañ ay facture yoo xamante ni baaxul mais jusque nañ ko defaru am benn xaalis bu ñu jot maanaam ceeb ak dugub bi ñu ne woon dañ koy jënduñu ko woon te Khalifa Sall ak avocat bi reconnaître nañ ko bi leen convoqué au total xaalis bi mi ngi toll ci 1,8 milliard francs CFA te li ci gën a doy waar mooy Khalifa Sall bi ñu ko woowee di ko laaj waxul ni moom def ko mais dafa ne du moom dong maanaam maire yi fi jotoon jaar yëpp même façon bi lañ doon def te loolu aussi dëgg la maire yi fi jotoon jaar yëpp muy Mamadou Diop muy Pape Diop même stratégie bi lañ doon def pour mën a lewal ay xaalis mais ñun liñ ciy wax rek mooy bokkuma ci moo gën du man dong tey ku ñuy tam dëmm waruñu la fekk ngay soccoo yeeru liir comme ni ko olof di waxee te Sénégal toll na foo xamante nii képp ku bëgg a jiite réew mi da nga war a am ay loxo yu set maanaam waruñu la tudd ci benn affaire luubal parce que tey dañuy am njàqare ndax bu fekkee ni da nga nekk maire capable loo régler benn affaire bu jaaru yoon boo xam ne da nga ko fi fekk ñu koy def ay at yu bëri bu fekkee ni da nga nekk maire régler woo ko kooku gëmuñ ni boo demee ba yor réew di nga fi fekk ay luubal wala di nga fi fekk système boo xamante ni baaxul nga ñëw yow changer ko li ñu bëgg a wax foofu mooy Khalifa Sall bañ ko falee maire de Dakar bi mu ñëwee fekk pratique bi nga xamante ni jaarul yoon bi ñi fi nekkoon doon def moom daf ko waroon dindi wut beneen méthode boo xamante ni dina ko may mu mën a financer ay programmes sociaux bu amee ay interventions yu jàmp yoo xam ne war na ko ci faj mu def ko mais lépp mu jaar la ko ci yoon débarrassé wu méthode bi nga xamante ni nii prédécesseurs yi mi ñi ko doon def donc excuse bi mu amoon ci kanamu yoon mënul woon jàll dans la mesure où du man dong bokkuma cee gën donc reproche bi ñuy def Khalifa Sall lool la yaakaar nañ ni leçon la pour moom rawatina ci carrière politique am tey ñëpp xam nañ ni Khalifa Sall nekkatul xale même bu fekkee ni dafa teel a démarrer li nga xamante ni nii mooy politique jamono ji mi ngi ci kaso ndax dinañ ko bàyyi fileeg élection yi ab laaj la recours bi nga xamante ni nii avocat bi def na ko ndax dina am jeexital boo xamante ni nii bu gën la ci moom boobu it beneen laaj la ndax dina bokk ci ñi nga xamante ni dañuy génn kaso jubali palais yooyu yëpp ay question la yu ñuy wëy di ko laaj ba keroog ngoonu élection présidentielle yu 2019 yi bu ñu fi yàlla bàyyee donc vidéo bi tey loolu la woon ñu doon waxtaanee Khalifa Sall nekkoon maire bu Dakar di itam candidat ci présidentielle yu 2019 yi donc ñu ngi leen di jox rendez-vous beneen yoon ak beneen vidéo ci beneen candidat jaa ngeen jëf